sàcc ay yooyu du am jàmm toujours ñu ngi wutal nit ki ay délits yu mel noonu pour ñu am ñu jaaree ci kawam. macha allah d'accord donc gars yi comme ni ngeen ko xamee Kaliphone Sall mu ngi ni jàkkaarloog père Gaston Mbengue di xaritu sénégalais yi bëgg Sénégal nag tarkala parce que homme de vérité bu ñu ko waxee moom boo ñëwee ba ci père Gaston da ngay toog dëgg fu mu ko fekk fa la koy ba waaw père Gaston ñu gis ne macha allah yàlla dogal na ni fekkee nga nguuru Senghor fekkee nguuru Abdou Diouf fekkee nguuru Abdoulaye Wade ba yàlla dogal na it yaa ngi fekkee nguuru président Macky Sall ñu gis président Macky Sall jox nañ ko réew mi 2012 ba 2022 tey boo doon def différence entre nguuri fi jaar yëpp ak président Macky Sall ci 10 ans lu mu def ak lu mu deful lan nga mën a wax sénégalais yi est-ce que président Macky Sall tey liggéey na Sénégal bu ma ko doon laaj père. ñoom ñëpp liggéey nañu mais président Macky Sall leen ëpp chance moo leen ëpp leen liggéey. macha allah ndax dafa tolloog jamono joo xam ni jamono mondialisation industrialisation et tout mu nekk it un jeune bu osé ñëw gëm boppam am lu mu waxante woon ak sénégalais yi mi ngi ci parce que ñun defoon nañ ni liggéey da ngay dem rek xëy suba wàcc ñëw toog kenn mësula xam émergence kenn mësula xam dara moom mu ñëw indi émergence tey soo gisee tey réew mi yëpp ay chantier la donc su fekkee ni loolu am na mais nag su waay ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay sunu doom yi ñuy daje bëggante sëy bu nu ñaanee nit ki li mu doon li yàlla dogal ci moom parce que du kenn yàlla rek la yàlla moo dogaloon ci Senghor mu defar état dogal ci Abdou Diouf mu consolider l'état de droit dogal ci Abdoulaye Wade mu ñëw ak tabeem tey mu dogal Macky Sall mu ñëw ak émergence liggéey bëgg Sénégal gën ci kanam parce que ñun ñëpp tey su li muy def man ne dama ci d'accord parce que même tey su chantier yi taxawee di yàq sama liggéey di ma déranger di ma gêner quelque part il ne faut pas qu'on soit égoïste nan xalaat suñu doom yi parce que le Sénégal là d'ici 2, 3, 4 ans le Sénégal sera vraiment dans une autre allure tali yi dana yaatu man je me rappelle très bien il y a même pas 7 ans en France bu ñuy defaraat tali yi da ngay jógee République wala ngay jógee champs yi jëm aéroport tu fais 7 heures de temps ba am bay jël risque perte vol mais bi travaux yi jeexee léegi fo trajet boobu 45 minutes nga koy wala 30 minutes donc bu ñu yàkkamti terre baa ngi fii lépp a ngi daw lépp a ngi dox bu nu gëmba gëlëm bu nu toog di déglu ay rêveur ay ñoo xam ni dañ fi nekk di tromper askan wi tromper askan wi nag weesuwul di fay ay nit di fay même ay chroniqueur ci télévision yi ay $2000 ñii $2500 ñii $3000 pour ñu leen di défendre pour ñuy xas Macky Sall pour ñuy yàq liggéeyu Macky Sall pour ñuy défendre xam nañ leen ñoom ñëpp ci bis bu jotee daan leen défendre xam nga man. lu may tiit amul. dëgg la mais xam nañ leen ñi ci am $2000 ñi am $3000 yooyu yëpp ay borom xaalis yoo xam ne ñoo nga mën a nekk di dépenser ñële di défendre ñële bokk ci seen yëf. bokk ci seen yëf bëgg a pousser Macky Sall à l'abandon wala au découragement. Macky Sall du nit kuy abandon du nit kuy découragé ñooñu li ñuy def ci chroniqueur yooyu ci télévision yi wala même ci Facebook yi wala même ci réseaux sociaux yi yooyu dañuy perdre seen temps parce que Sénégal ñun xam nañu dañoo am ay doom yu fi nekk ñun ñu doon dund presque dund nañ ko dañuy xalaat nag suñu doom yi ak suñu sët yi du ñu bàyyi benn tàmba ci prix wala benn inconscient bu taxaw pour bëgg a yàq réew mi loolu duñ ko seetaan. macha allah donc bu ñu déggee père Gaston Mbengue wax dañuy gis ne que macha allah dafa ne daal président Macky Sall 0 faute kon daal day wane ne que yow bokkook avis ak ñii di naan président Macky Sall bi mu toogee ba léegi yàq réew mi la def liggéeyul dara ci réew mi. du ma wax sax président Macky Sall 0 faute 0 faute moom yàlla rek ko am. mais mi ngi liggéey réew mi li tax du ma wax 0 faute parce que am na ñoo xam ni nekk nañ ci wetam ci yàqal ko rek leen dëkk. defaluñ ko dara lu baax dugaluñ ko fu baax dañuy yàq tey ci ay influence ci di ko nax ci xel di fay ay nit ñuy bind léeg-léeg nga gis ko fay journée ñu titré tel diw tel directeur bu perte wala tel ministre bu perte ay élection wala yàqkat yi ñu leen di jéem a nettoyer di leen jéem a raxas ba nu set pour jéem a nax Macky Sall peut-être que daan nañ ci réussir mais je pense que Macky Sall nag naan di tëral xam naa ni ku ko doon nax itam du ma ni jeex na tàkk de mais li ciy des ci nax yi bareetul parce que fii ñun ñëpp benn ñun ñëpp ku ci ne xam nga sa bopp
man mii dara umpuma ci réew mi la renseignement généraux yi ñu joxe kenn gënuma renseigné ci réew mi kenn gënuma informé ci fu nekk laay nekk xam naa li baax xam naa li bon nit ñi nag dañoo war a jël li baax ñu koy consolider def lu bon fële mais taxaw Macky Sall rek la ñu fal ci Sénégal ci des ñëpp ci parcelle la jël dagal leen ci ay quelques parcelles pour ñu jàppale ko mais ñooñu au lieu que ñu jàppale ko ñu nekk ay nit ñu arrogant ay nit ñoo xam ni duñu wax dëgg la président ay nit ñoo xam ni faale wuñu sax militant yi ay nit ñoo xam ne duñu wuyu téléphone moo tax tey nit ñi nag ñoom moom seen carte contre le président Macky Sall bala nga ci loo xam te tey président Macky Sall doon wote tey ni mu leen jiitoo woon leen di jiitoo mais ñi nga xam daf leen fee teg ñu arrogant di yàq réew mi boole ci wax lu dul dëgg ñooñu la population yi ñooñu la population yi sanctionné ñu defee ni Macky Sall la ñu sanctionné kenn sanctionné wu Macky Sall ñoom la ñu sanctionné pour ñu bàyyi tromperie bi ñuy def envers le président Macky Sall. am na solo donc gars yi ba léegi rek vous êtes presque 450 70 personnes ci baar bi di seetaan live bi dafa bette nag ak père Gaston Mbengue macha allah xam Sénégal comme ni ñu koy waxee dox fu bëri ci biir Sénégal donc ñu fas yéene def ak moom live bi rek pour waxtaanee Sénégal père Gaston moom ku ko xam ni mën nañ ne deretu socialiste moo nekk ci yow ñu gis socialiste yi di ànd ak président Macky Sall boobu ba léegi ci Benno Bokk Yaakaar bi lan moo tax ngeen ànd ak président Macky Sall en tant que ay socialiste. non xam nga nag man su ñuy wax sax dañuy wax ni père day wax man aw ma carte parti socialiste aw ma carte APR aw ma carte benn parti. man réew mi mooy sama parti. macha allah muy Sénégal. waxuma réew mi parti de réew mi Sénégal la wax askan wi mooy sama parti. Abdou Diouf laa bokkal. Macky Sall sama président de la République sama rakk la. ma gis muy liggéey di jëmale réew mi kanam li muy def. ku honnête ku ne war ko reconnaître tey ci li nga ma laaj ni parti socialiste muy AFP muy yooyu yëpp àndoon na moom ñu def benn jàll ànd ak président Macky Sall ba président Macky Sall jot ci réew mi président Macky Sall ak honnêteté ak loyauté mu ànd ak ñoom it di liggéey réew mi donc parti socialiste comme tu dis divisé woon na en deux mais man li may man tey man Gaston su ma sañoon tey parti socialiste dajaloowaat nekk benn ñëw àndandoo ñoom ñëpp ak le président Macky Sall ñu àndandoo liggéey parce que daf cee am ay nit ñoo xam ni ku mel ni Khalifa Sall par exemple ku mel ni Barthélémy Dias ñooñu ñëpp c'est des socialistes ñu ñëw pour le bien du pays ñu liggéey ko mais tey gars yi sax commencé noonu di créer ay tensions di créer ay animosité di dem ci kaw di wax ni président Khalifa Sall doon na jéem a convaincre kii pour mu ñëw yeewi wala doon pour mu ñëw ci ñoom c'est faux moi de source sûre xam naa ni c'est faux. même am na kon ci joxe muy Aïda Sow Diawara c'est pas vrai Aïda Sow Diawara n'est pas du lâche du traître du def yooyu Khalifa Sall di ma ko xamee du moom mooy ñëw di puiser ci parti social mais dañ koy wax pour lëndëmal xel yi pour gën a mën a tromper le président Macky Sall nit rek la soo ñëwee léegi ni ko Gaston li mu wax fee démb wax yoo xam ne day yàq xel mën noo yàq xelam. yooyu la ñuy def pour jéem a yàq xel président Macky Sall parce que loolu nag dañ ci aay surtout affaire yi dañoo aay ci yàq. dañoo aay ci suul ndaanaan. ndax ñoom ci seen biir sax dañuy suulante. moo tax man ragaluma sax gis nga man. ragaluma coalition Yewwi ak Wallu yooyu yëpp ragaluma def man ci suñu biir ñun laa ragal. man dama ragal mooy ñi wër président. waaw man ñun suñu biir ñun laa ragal. lan moo tax nga ragal père. non parce que manque de loyauté opportunisme ay susceptibilité dañu opportuniste buggunu non tey président Macky Sall wàccoon naa ñoom su doon ñooma rek heure bi kenn doon xam ci réew mi def nañ leen li leen di def mais il faut ñuy nekk di xeexante ci seen biir di xeex buggunu kenn jege leen ci nag politique du division du soustraction politique addiction la. ndax Sénégal bi ñun ñëpp ko bokk c'est pas parce que kii bee parti la bokkoon ko warul a jege ci waat parti bi ñun ñëpp benn la président Macky Sall PDS la nekkoon am jàmm ak waa PDS ba léegi mu am ak ñoom jàmm mais tey ña fa jiitu dafa tax nga moom parti loolu dafa tax nga moom réew mi. déedéet. jëkkante nga jiitu nga bon tu as encaissé tu as récolté mais nag boole ci nit ñi il faut avoir l'esprit de partage l'esprit de solidarité
ñu partage yi parce que réew mi ñun ñëpp ko bokk dañu war a delloo ci xel yi ñu ànd nekk benn. xool ni suñu doom yi ñooy ñëw ëllëg ñun pare nañ ci presque. ñu ngi ñaan yàlla bàyyi war nañuy dund. lu yàgg mais lu ñu dund ñun nan xalaat suñu sët yi ak suñu doom yi ñëw après ñun. ñooñu ñoo ëpp solo. am na solo donc gars yi ba léegi rek comme ni ñu ko waxee Kaliphone Sall ngi nii tey kër père Gaston Mbengue fas yéene def ak moom rek ak live macha allah parce que père Gaston moom ku wax Sénégal xam ne sénégalais bu bëgg Sénégal la liggéey rek ko ñor bi mu nekkee père Gaston ba léegi xamee wuñ ko si lu ñàkk fayda lu jëmale Sénégal kanam développement wu Sénégal ci lay dox. loolu dinañ ci ñëw si kanam muy mbirub làmb ji parce que ku wax làmb moom xam ne suñu cosaan la suñu aada la te def na si loo xamante ni gisuñu benn promoteur bu ko def ci biir Sénégal père Gaston ba léegi rek ñu des si mbiru politique bi tey boo jege woon tey président Macky Sall woo woon la ne la père Gaston lan nga may conseiller ci remaniement bii di ñëw est-ce que samay nit ñu ngi liggéey wala liggéeyuñu tey lan ngay wax père Macky Sall. 3/4 yëpp liggéeyuñu. président Macky Sall am na nit baax fexe woon nañu gën a jëlee leen ci ay magu yi ay wax ay jaxase ay malhonnêteté fexe ba président Macky Sall comme ni ma koy waxee nit rek la ñu bëri jëlee woon nañ leen fi. mais nag loolu dara réeroo mën naa am te réeroo sax amul woon seytaane rek a amoon seytaane gi dina ko teg fële mu jël ay nitam ay ñoo xam ne ay ñu war a defar Sénégal la. gis nañ fii Côte d'Ivoire ay entre Gbagbo Ouattara ay ñoom Guillaume Soro gis nañ fii Abdoulaye Wade ak Macky Sall. dégg nga Abdoulaye Wade ak Macky Sall Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf. Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf sax. Abdou Diouf tëj na ko ñeenti yoon. mais teewuñu jubóo nekk benn. pour intérêt Sénégal. pour intérêt Sénégal. keroog ba Abdoulaye Wade faloo kër yaay Abdou Diouf la jëkkee dem bu mu jógee Touba. donc nit ñi nan bàyyi yooyu nan bàyyi affaire yooyu président Macky Sall amul yooyu problème nit ñee am problème nit ñi Sénégalais seen bopp certains Sénégalais yoo xam ne seen bopp rek ñoom dafa nañ affaire bi ñoom ñoo war a lekk ñoom rek a war a continuer lekk ko ba mu jeex tàkk. te y a des Sénégalais yu am mérite tey ku yow rek exemple la yow am nay jamono ci beneen boor nga nekkoon. lu la neex wax président Macky Sall parce que nit élégance su nit ak grandeur u nit mooy reconnaître sa njuumte. wala sa foo jaaroon ci waroo faa jaar. nga wàññeeku dellu si. ñëw taw xam ne yaa ngi ci dëgg yoonu dëgg leen. loolu c'est de la grandeur moo tax ma tey ma naw la moo tax tey ma am. accepté sax ñuy toogandoo. macha allah merci. ma kontaan ci parce que ku juumoon démb nga dem ba reconnaître que ni yi ma doon wax dañ ma indiloon en erreur mais man maa ngi toppi président Macky Sall parce que yàlla ko fi nan nangu ndogalu yàlla. ci laa nawee it sama jarbaat Mati Trois Pommes. macha allah ma koy nuyu déglu naa ko bërki démb. mais ñu mel ni yéen doon soxla mais pas ay prostituées chroniqueur prostitué. journaliste prostitué yoo xam ne dañ leen di fay. pour ñu ñëw di yàq nit wala ñuy yekk nit lu ne. wala tey ku nekk ci pouvoir bëggul a jógee ci pouvoir di fay ay journalistes parce que ñooñu ñoo gën a yokk prostitution bi. waa pouvoir bi am na ci ñoo xam ne ñoom ñoo gën a yokk pour nax. ñooy financé yenn nit ñi si opposition bi. waaye dégg nañ ni gouvernement bi war na noonu jéem a dugg ci gouvernement kenn du ci duggee ay naxaate. kenn du ci duggee ay fay journaliste pour mu waxal la lu baax président Macky Sall yow kenn du ko dugal ci affaire yooyu. ma koy encouragé di encouragé jabar. tenez bon. rester solide muy yow di sa jabar di say doom di ñi nga xam ne gëm nañ la lool tey war na président Macky Sall tey ñu ngi séenu ci moom un gouvernement boo xam ne un premier ministre boo xam ne jubóo naa ñëpp. xaritoo naa ñëpp mën naa wax ak ñëpp su ko defee tey nit ñi dañuy wax lii lañ doon xaar lii lañ doon xaar ci président Macky Sall mais bu mu topp ay nit ñoo xam ne dañuy fay journaliste yi rek ñuy wax ay trafic d'influence yooyu pour bëgg a dugg ci fenn wala pour jël ay direction non Sénégal ñu demee noonu. macha allah donc gars yi yéen ñi doog a ñëw léegi ñu sommes 600 personnes ci bar bi yéen a ngi seetaan père Gaston Mbengue en direct avec Kaliphone Sall donc ba léegi rek ñu waxtaanee pour un Sénégal meilleur moo tax tey ñu ñëw jàkkaarloo ki nga xamante ni moom Sénégal rek moo ko ñor di l'homme de vérité tarkalla fu ko dëgg fekk moom fa la koy bàyyi père Gaston gis nañu génn nañ ci ay élections législatives naka nga jàngatee élections yi ak député yi nga xamante ni tey sénégalais yi tànn nañ leen lan ngay xaar si ñoom. xeex bu métti rek parce que président Macky Sall désigné woon pour mu defar yëpp ay candidats. ba mu ko defaree ñoom ci seen biir ku ñu jëlul ñoo doon xeex ci seen biir ba xeex certains candidats yu Macky Sall ñoo ñu indil situation bi yëpp kenn indiluñu ko ñun ci sunu biir waa Benno ñun ñoo ko indil suñu bopp
parce que kenn bëggul tey suñu jëlee Kaliphone ma ne man Gaston yi tax ñu jël Kaliphone. suñu jëlee Gaston ñu ne tax ñu jël Gaston ci yooyu ci xam ni yàlla noppi naa. il faut ñu xam ni yàlla noppi y a des jeunes président Macky Sall na mise sax ci jeunes yi. y a des jeunes fii nga defee ni un gars comme Doudou Ka bu Ziguinchor. Doudou Ka DG AIBD. DG AIBD macha allah. mais suñu ko bàyyi woon ak Sonko rek Sonko du ak fii. nit da nga koy bàyyi ak moromam. dëgg la. da nga koy bàyyi ak moromam mu xeex. kon Sonko du ak fii. dëgg la. y a d'autres gosses ay ñeneen ay xafa turé ay jeunes yaa ngi fii. xoolal Cheikh Ba bërki démb ñoo ko fi yekkalu ne ci koo xam ne liggéey la xam nit ñi liggéey na leen bàyyi ñu liggéey nii leen fi defoon Ousmane Sonko ba fabriqué fi Ousmane Sonko. ci ay xeex ay xuloo ay nan ko sanctionné nan ko def lii ba fabriqué ko fii koo xam ne mënoon na dund ba dee insignifiant kenn du ko xam. mais tey nit ñi xam na ko parce que Sénégalais aussi bëgguñu benn injustice. parce que nit waruloo taxaw rek di yekk nit lu ko neex nit ñi dañoo am njaboot nit ñi dañoo am doom am famille am njaboot am ay waajur nga taxaw di wax nit loo xam ni te li ñuy wax dara du ci dëgg parce que un gars comme Cheikh Ba ku ne xam na ni c'est un grand cadre te liggéeykat la calme et tout Médina ñu ngi ko daan gagné ay 4000 voix mu ñëw reyanteeg Bamba Fall ba 800 voix ñu jël ko yóbbu ca Macky jël Bamba Fall yóbbu ca Macky mu defee Bamba Fall dara tey ana ñu ko woteel ñëpp bañ koo woteel parce que dañ ko jël teg ci kaw Cheikh Ba teg ko ci kaw ñeneen. en fait yooyu yëpp ay illustration la ay illustration la yu war a yee nit ñi ay ñi àndoon ak par exemple ñi àndoon ak Bougane Gueye Dany dem gagné mairie ñu daw ndax fexe ba ñu yóbbu leen ci président Macky Sall ñu jëlee récupéré leen ñeneen woteeloon ñëpp dañoo wàññeeku woteel opposition. parce que ñooñu taxul woon ñu def tey soo bëggoon a yóbbu tey ku mel ni Bougane Gueye Dany wala ku mel ni keneen ak keneen wala Khalifa Sall nga gis gars yi commencé jël seen i puso ak seen taal di lakk di damm tànk yi pour bañ kenn jege leen te nit ñi nag ñoo bokk. d'accord donc Khalifa Sall dugg na kaso mais kaso ak bàmmeel la yam jombul kenn. président Macky Sall Khalifa Sall man fekk naa 2008 2009 2010 mais nag politique a mel noonu gis nga noonu wax naa ko sànq Gbagbo ak Alassane Ouattara gis nañu fi Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf gis nañu fi yu nekk mais nag ay retrouvailles day am partout nit ñi waxtaan pour l'intérêt du pays Macky Sall amatul lu muy prouver. Il a tout fait un grand Sénégalais un travailleur def fi lu kenn mësu la def. amatul dara lu muy prouver. na ko bàyyi mu liggéey na seet ni meilleur Sénégalais mu ànd ak ñoom. macha allah donc père daal bu ñu dégloo sa wax bu ma ko jàngatee damay gis ne que ennemi mouvance présidentielle mu ngi ci biir mouvance présidentielle. parce que bu ma déggee comme ni nga waxee Cheikh Ba ay nit yi ci opposition bi attaqué wuñ ko mais ay nit yu nekk biir mouvance présidentielle ñoo koy attaqué te loolu day yàqal président Macky Sall. yooyu day yàqal président Macky Sall ñooñu nag. day nit ñoo xam ne aussi nag bon mën nga am alil mën nga am xaalis mën nga am lu nekk mais nag xamante ne noonu ci dëkk bi lañ dëkk. fi lañu juddoo ñun ñëpp ku nekk xam nañu loo fi nekkee woon avant. président Macky Sall ñoom ñii wax ñëpp président Macky Sall leen fabriqué na du pièce. nan bàyyi nan bëggante nan ànd nan nekk ay gor. exact nañuy bëggante su fekkee ne dañoo bëgg woon Macky Sall bëgg ko jàppale bëgg ko wan ne ko yow loolu bëgg. exact doo bëgg nit ki ba pare bëgg ko wàññil ay nit bëgg a diviser ay nit parce que kii am nga accès ci moom kay amoo accès ci moom kon naa ko rey. parce que amoo accès ci moom wala xëy na ñëwul ci yow mais c'est pas comme ça le pays man awma problème man wutuma poste wutuma place wutuma dara man liggéey laa xam wax naa la ko sax. ñaari ginaar indi gerte laay indi dëkk bi liggéey laa xam. xaw ma yàlla andi tey mais nag. sama dëgg su ma ko mënul a wax yàlla na ma yàlla rey. macha allah. am na solo donc gars yi ba léegi rek ñu ngi leen di jaajëfal vous êtes 675 personnes ci bar bi donc comme ni ñu ko waxee live bi dafa bette ñu ngi jàkkaarloog tey ak père Gaston Mbengue nag ak Kaliphone Sall histoire bu yàgg la mun nañ ne sama père la tarkalla muy liggéeykat nag sénégalais yëpp jox ko cër nawloo ko it ndax gëm boppam du topp nit pour daram wax dëgg fa yàlla day topp nit rek pour nit kooku bëgg na Sénégal mu ànd ak moom liggéey pour un Sénégal meilleur père Gaston tey nag ku wax Sénégal xam ni am na opposition. gis nañu am na boobu laa ñu àgg foofu non waaw. fi mu tànk may wax. waaw xam nga def nañ fi oote maire yi. ay gars yoo xam ne def liste parallèle. waaw ndax xeex bi waa APR yi xeex. gagné genre ay Mambo yi jaawoo ay clics yooyu. mais bi ñu demee ci députation dañ pour furli. pour wan bëgg a wan président ni que un Mambo yi jaaw wala un keneen ku gagné woon feedu dara ñu xeex ko
te ku ne xam ne ni genre yooyu ay liggéeykat lañu. Mame Boye Diao. oui ay liggéeykat lañu. dëgg la du moom rek ak ñeneen ak ñeneen ay liggéeykat macha allah. mais dañ bàyyi kuy liggéey wala ku jëriñ rek ñu tilimal la yàq sa der bëgg laa dugal bëgg laa teg ci position boo xam ni bëgg laa teg ennemi président. te président mu ennemi ñooñu dañ koy créer ennemi. mais bu baax doo nekk pour ennemi président xaw ma na ko bon. am na solo donc gars yi dégg ngeen ko muy l'homme de vérité parce que gis ngeen lu nekk ci xolam lay wax te lépp lu mu wax it dëgg la liggéeykat yi nañ leen bàyyi ñu liggéey ñi nga xam ne dañ leen di tuddee ay faucon jege kilifa gi te kilifa gi mënul gis lépp di yàqal sax la ñuy wax kilifa gi ñooñu il faut ñu arrêté te ak tey nag nit yu dëggu yi mel ni Père Gaston Mbengue dinañu wax seen i dëgg internet bi yaatu na président Macky Sall ngi gis ay nitam ñu ngi gis sénégalais ñu ngi gis tey Père Gaston dañuy xuus tuuti ñëw ci opposition bi comme ni ma ko waxee Sénégal am na pouvoir am na opposition bu ma la doon laaj tey opposition Sénégal nanga leen jàngatee est-ce que nit yi bëgg Sénégal lañu est-ce que ay liggéeykat lañu est-ce que yaakaar nga ëllëg ñu war leen a dénk tey Sénégal ñi nga gis ci opposition bi. opposition dafa baax opposition dafa baax ci réew. dana nekk une opposition saine su saine rek. dana baax mais fi ñu toll ñu ñu bëgg a tuddee opposition ay yàqkat la. ay bëgg a taal réew mi la. y a des opposants yoo fi nekk kenn du leen tax considéré tuñ leen parce que. Sénégal dañoo tàmm léegi ay saagakat ay yàqkat. ay ñuy gor tànku nit ñuy taal ay ñuy suul ndaanaan. ba de sorte que ñi nga xam ne dañoo mën a opposant sain la ñu sax dootuñu leen déglu dafa mel ne rek ci seen presse bi tey ñi jàngi woon CESTI jàngi woon ci université yi amatuñu benn maqaama ci presse xam nga ñaan ñoo ci am xam ay communicateurs traditionnels ay waxkatu làmb ñëw ci man di nekk ci Gaston ñëw ci Gaston production di wax ca làmb ji ci ngay ëppee buzz sax ki jàngi woon noonu rek la mel ñun am nañu ay opposants yoo xam ne de qualité mais kenn mayetu leen fu ñu opposé wu parce que ay yàqkat ñooñu nekk au devant de la scène te ñooñu it la télévision yi soxla pour leen invité pour ñuy taal nga defee soo invité Gaston di ko laaj ci pétrole wala ci infrastructure xam nga yaa ngi bëgg mu wax erreur bëgg a surtout ko Macky Sall man damaa jàng pétrole damaa jàng infrastructure damay ingénieur damaa jàng médecine wala nga may laaj ci affaire hôpital la dante man ma xam ci loolu bëgg nga ma def ay erreur pour ñu exploiter ko au détriment du président Macky Sall pourtant dans le Benno il y a des experts en ça mais duñ leen invité parce que suñu leen invité duñu am ñoom lu ñu wax ils seront dépassés ces journalistes qui vont poser des questions parce que gars yi dañ leen di teg ci yoon c'est ça le problème mais ay opposants yu sain ñu ci réew mi mais nag ñun bàyyi yàqkat yi ñuy invité tous les opposants ñu bëgg a taal réew mi ay malhonnêtes yoo xam ne ils se disent journalistes chroniqueurs malhonnêtes payés à raison de $2000 ak $3000 suñuy taxaw xatraay yu nekk di xatraay yu ci kaw nit ñi bëgg a taal réew mi loolu duñ ko nangu. macha allah voilà tey ay élection am na fi ay municipalité am na fi ay législative am na fi yooyu Macky Sall bokk ci benn mën nañoo nax nit ñi ba jàll ci yu bëri mais tey lépp a ngi feeñ ndànk-ndànk. mais tey su dee présidentielle vote yi du benn. Macky Sall restera toujours majoritaire. macha allah d'accord donc ñoo dégg Père Gaston Mbengue lu mu wax donc bu waxee rek ñu xam ne dëgg jub na nee na président Macky Sall restera toujours majoritaire donc bu làmb amoon suba muy élection jàpp nañ ne président Macky Sall day jël ndam li Père Gaston dugg nañ léegi ci opposition bi mais xam naa ne yàgguñu fa buñ nee opposition bi nag di nga dégg ñu naan tête de file bi mooy Ousmane Sonko. ñëpp dégg nañ ko ci Sénégal koo xam ne gisoon nañ victimisé wu na fi ñu ko doon liggéey comme ni ñu ko waxee sànq gis nañu waa mouvance présidentielle sax ñoo créé Ousmane Sonko parce que ñoo ko may tey buzz bi mu am gis nañu Ousmane Sonko am lu ko fi toppoon mën na atu yàlla ak léegi mooy jiinoon nañ ko fi ne dafa siif xale boobu ba léegi nag ñu ngi naan justice pour Adji Sarr justice pour Adji Sarr pour yow est-ce que justice war na am est-ce que Ousmane Sonko war na wuyu ji est-ce que yoon war na def liggéeyam en tant que Père Gaston en tant que citoyen d'abord que mooy leader dans l'opposition man ànduma ci. C'est-à-dire que tey ils ont noyé les opposants les dignes opposants de qualité dañ leen a noyé avec la complicité de certains journalistes et de chroniqueurs yoo xam ni dafa mel sax bëgguñu réew mi. ñoom ñooy mettre en relief Ousmane Sonko ak ñi mu àndal pour ñu mel ni ñoom rek a existé mais on peut tromper un peuple quelque temps mais pas tout le temps. Quant à la mu am ak digganteem ak Adji Sarr man ça me dépasse. du ma wax lu ma xamul
de façon jiiñ nañ ko indi woon na fi scandale bu rëy justice su Sénégal y' a pas deux poids deux mesures waroon justiciable ci ñi bàyyi justiciable ci ñi te moom li ko gën a arrangé mooy mu dem wuy ji ñu déglu ko mu setal boppam ba mu set wecc exact wala mu takk ci rek voilà. exactement donc dégg nañu Père Gaston lu mu wax donc na justice def liggéeyam déetawaay Sonko sax ne dem seetal deram bu ko defee sénégalais yi xam fu dëgg féete parce que nit ki moom yaakaar naa ne bu ñu la attewul duñu mën a xam fu dëgg féete te sénégalais yi soxla nu dëgg bi donc la famille yéen ñi di bëggee Kaliphone rek ngeen may quelques cœurs ñu ngi si 735 personnes ñu ngi en live di suivre Père Gaston Mbengue donc Père Gaston Mbengue ñu gis tey ñu ngi jëm nag si 2024 mën nañ ne lu si des 1 an la ak quelques mois tey boo doon wax président Macky Sall ginnaaw nee nañu pétrole bee ngi ñëw gaz bee ngi ñëw fii ak 2023 am na ñu naan président Macky Sall amul droit def candidature am 2024 yow en tant que sénégalais est-ce que bëgg nga président Macky Sall def candidature am wala président Macky Sall dafa war a wut keneen jox ko ma laaj la loolu. mais c'est pas président Macky Sall moom wut keneen. jox yàlla mooy fale te tey ak ku nu mën a fal. que ça soit Modou Ibra Kaliphone Gaston ak ku ma mën defal rek ñun li ñu bëgg mooy ku gëm yàlla kuy liggéeykat kuy defar Sénégal pour mën a indi sécurité Sénégal ak liggéey Sénégal te comme le président Macky Sall mi ngi liggéey Sénégal man dafa contre affaire mandature ki troisième mandat ki ay affaire xam nga ñu koy wax ak di waxi démocrate xamuñu sax luy civilisation démocratique ay justice ak ay kii dañuy waxandoo rek Sénégal léegi mooy sabar bu tas lamb bi tas lu neex waay wax gars yi dañuy wax rek ku nekk lu la neex wax di wax mais tey sooy wuti dara pour ñu liggéeyal la nit a ngi di liggéey mais pour que kañ la fi ay troisième mandat quatrième mandat Senghor ñaata la fi am Abdou Diouf ñaata la fi am bu ñu toog fii di wax ni Sénégal àddina bi day avancé comparaison n'est pas raison c'est bien vrai comparaison n'est pas raison mais tey lii Macky Sall yi liggéey suñu fekkee ne yàlla mën na noo indil ku mel ni Macky Sall wala koo gën d'accord naa ci mais ces troubles ces faiseurs de trouble là. duñ leen jël leen jox suñu réew ñu koy yàq liggéey bi ñu fi liggéeyoon yëpp yàqu suñuy doom suñuy sët ñooy loru. man je suis que pour le président Macky Sall continuer liggéeyam. mu jeex man ki ñu koy jëkk ànd ak moom ci laa bokk. pour mu faluwaat 2024 faluwaat pour liggéey. waaw parce que liggéey bi ñëpp xam na ni mi ngi en bonne voie. en route vers l'émergence. vers l'émergence en bonne voie. pour quelle raison ñuy wax nañ risqué. keneen kuy ñëw. ñu commencé à zéro. ku xamoon li lay yor da nga bàyyi li ngay yor. ku xamoon li lay yor. da nga bàyyi li ngay yor. donc kon tey yow ute nga ak ñii di naan nañu jël réew mi 2024 jox ko Sonko kon yow Sonko doyu la ci réew mi. mais doyu ma. lu tax doyu la père. doyu ma xam nga nag man. yàlla defal na ma dara. du ma gisaane kat du ma dara. mais man dama am le bon sens. ci lamb yi may tëgg sax damay sentir li may tëgg nit ku may àndal damay sentir business boo ma koy def dama koy sentir. man lu ma sentir lu ma ci dugg sentir lu ma Ousmane Sonko man Macky Sall laa sentir. macha allah. am naa ci loolu. dégg naa ñu ne pata sama gënal. pomme de terre mu nañu si tëj nit. tey su ma sañoon tey Macky Sall day xam nga ne tey li ca dal. mooy nag nu Macky Sall jubóog Khalifa Sall nu mu jubóog Karim Wade nu mu jubóog Oppo nu mu jubóog Sénégal yi comme ni mu leen wooye woon ci début Covid bi. ñu ànd jubóo nekk benn pour xeex loolu. léegi ñooñu laa bëgg ñu ànd. ñi nga xam ne duñu yàqkat bokkuñu ci clan yàqkat yi. ok ñooñu laa bëgg ñu ànd pour jëmale Sénégal kanam. ok Macky Sall ne peut pas rester là éternellement de toute façon tôt ou tard lay def. mais nañ teg Sénégal ci kanam mu ànd ko ay nit yoo xam ne ñii ay républicains. d'accord donc père bu ma la déggee si sama jàngat bu ndaw yow boo sañoon tey président Macky Sall ànd ak Karim Wade pour liggéey un Sénégal meilleur président Macky Sall ànd ak tey Khalifa Sall pour un Sénégal meilleur. ak ñeneen ñoom Malick Gakou tout ça là. y a des bons Sénégalais qui sont là. waaw waay yoo xam ne taxaw nañu pour liggéey. mais ay faiseurs de trouble. lay bañ ñu teg leen fi ñuy jëm ne na fi jógee pour na fi jógee rek Macky Sall jógee fi nag la jógee ci biir xam nga Sénégalais dañoo tàmm nammaate. ak kañ lay dellu si. dafa noonu ko fi ci Abdou Diouf. ñu wax Abdou Diouf waroon naa di war a def. Abdoulaye Wade def nañ ko fi mu nekk mag ñuy wax waroon naa def war a def voilà Macky Sall nag xale bu ndaw la Sénégalais la. nan ñu bàyyi ak moom ñëpp liggéeyal. macha allah donc gars yi ñoo ko déggandoo donc Père Gaston li mu wax leer na mooy
bëgg na président Macky Sall présenté waat en 2024 ñu jox ko réew mi mu continuer di émerger Sénégal donc dégg nañu it mu ne président Macky Sall war na mën a collaborer même gars yi nekk ci opposition bi nga xam ne Sénégal moo leen ñor pour rek ñu am un Sénégal meilleur am un Sénégal émergent donc Père Gaston xëy na am na lu ma la bëggoon laaj rek ci wàllu politique bi loo xam ne laajuma la ko lan nga ci bëggoon a dolli balaa ñuy dem ci mbirub làmb ji tamit xam naa sa temps bëriwul. non politique bi bon na yàqkat yi surtout ñuy jege président ñi def ay trafic d'influence parce que jege nañu le président Macky Sall wala jege nañu madame Marième Faye Sall wala di kii di def ay trafic d'influence di profité ci yooyu pour lu leen neex def lu leen neex di ko véhiculer ci li ñuy véhiculer yëpp Sénégalais yi tëg buggunu ku leen frustré buggunu ku bëgg a yàq seen parce que ñun ñëpp ay gor la non man am na loo xam ne soo ma ko bëggee teg tey ma gis sama bopp damay dem ak yow raag ba jeex koo bëgg a toroxal mu raag ba jeex ak yow te comme nag dañuy wax borom càq du xëccoog borom baatu ne ñoom ñi nga xam ne Macky Sall yóbbaale leen seen càq bu ñu yàqal Macky Sall liggéeyam Sénégalais ay jeunes fi nekk mais jeune bu fi taxaw bëgg a liggéey bëgg a def dara ku fi taxaw bëgg a nekk dara rek ñu ne kii su nekkee dara ñun fu ñu jëm wala kii su faloo fii ñun dootuñu tekki wala dootuñu jege président Macky Sall nan bàyyi affaire yooyu Californie nan respecté nit ñi nan bàyyi trafic d'influence bi ñuy def ay wax naa bii ak président lii laa wax ak président nangam yooyu yëpp c'est des détails c'est de faux problème nit ñaa ngi liggéey nekk li nu nekk ci waxunoo président waxunoo kenn yàqunu deru kenn yow soo sanctionné ba président fexe ba nga nekk dara nekk ku nu xam tey santal yàlla ca bàyyi ñi ci des nag ñu liggéey pour seen réew. macha allah donc laaj nañu Père Gaston ci wàllu politique donc yaakaar naa ni yéen ñi doon seetaan dégg ngeen lu mu si wax. mais tey soo gisee tey diaspora bi. ñu gagné fa lu bëree c'est parce qu'on a mal communiqué. la diaspora la Sénégal la ñu bëgg. bu question nit kii la ñu bëgg wala loolu mais Sénégal la diaspora bi bëgg. mais duñu nangu it kenn ku leen nax parce que ñoom wutuñu ci alal wutuñu ci dara liggéey loolu xam dañoo dem foofu yi daan seen doole di rayante. muy ñi nekk ci diaspora bi yëpp la de États-Unis France Belgique partout mais partout dañu fa gay parce que on a mal communiqué. man ci diaspora bi laa bokk. yàgg naa ci diaspora ku ñu yëg ñu yëg la. nañ leen yëg. bu nu kenn brandir ay xaalis taxul kenn wareloo diaspora dañ lay jéppi sax dañ lay jéppi man li ma wóor mooy diaspora man ñi mën a ba dem engagé wax ak ñoom dañuy dégg li ma wax incha allah mais kenn du leen ñëw bëgg leen a jaay ay yu kenn xamul ñoom ay gor lañu yu nekk ci diaspora bi liggéey di daan seen doole donc ku leen di wax ne leen wax dëgg bu leen kenn imposé dara yi am na solo donc sama gars yi ba léegi rek yéen a ngi suivre Père Gaston Mbengue jàkkaarloo Kaliphone Sall ñu def ak moom live boo xamante ni live bu bette la donc ba léegi rek ñu continuer suñu waxtaan Père Gaston Mbengue nag ku ko xam ko ci wàllu làmb tarkala ñun ba ñuy ndaw ba léegi dañoo juddu rek di dégg Père Gaston Mbengue ci làmb Père Gaston làmb tey si Sénégal mu ngi avancé wala avancé wul. foofu mi ngi avancé wul parce que foofu yi comme làmbu politique rek. xeex bi dafa metti c'est un milieu malsain aussi te xamuñu ni yàlla noppi na xam nga séeru asamaan jarul buuxante yàlla noppi na ku ne na toog ci dafa yàlla may man li ma waroon a def ci làmb def naa presque lépp ba may dugg ci làmb ji en 92 c'était le néant modestie à part mais tey da nga ciy am sax ay ñoo xam ne tey suñu sayoon Gaston du existé bàyyi naa fi làmb ji pendant 5 ans bi ma ñu dellusee ña ma fi defaroon fekk leen fi mbër yi ña ma defaroon ci classe bi laa fi fekkaat amul kenn ku ci yokku mais nit ki su ko yàlla jagalee dara na nga ko bàyyeel moo gën sama làmb bu mu jibi Balla Gaye Gris Bordeaux am na ñu doon wax yàlla na taw yàlla na taw yàlla bu mu kii parce que Gaston dafa bon Gaston bi fekkee nag wax dëgg mooy bon yàlla naa yàgg bon dëgg moom dama koy wax doy na war tey làmb ji tey su ko ñëpp bëggee tey télévision yi di ci rey seen bopp site yi di ci rey seen bopp ñëpp di ci rey seen bopp c'est parce que dañ ci def lu tax mu jar tey gisoo benn sport bu am émission ñu embauché ba ay nit bu dul làmb moom dañuy tere yëpp dafa am seen émission bopp ñu embauché ba ay nit mais tey ñan fa embauché sax da ngay defe ni ñoo dàq ñoo ëpp xam-xam journaliste yi génne CST que université parce que ñoo ëpp bës am na solo donc kon lamb ji Père Gaston comme ne nga mën nañ na si ay jafe-jafe la nekk bu ngeen tëggee lamb ba pare Père Gaston nga dugaloon si 1000 francs nga pare compter est-ce que 900 francs ngay am wala 1100 francs ngay am wala sa 1000 francs rek ngay amaat actuellement. xam nga perte naa ci lamb pratiquement
presque 20 ans mais waaw kon souvent da ngeen di perte si lamb ji. su ma ko mëntaan wax dañuy wax. day wax rek dafa bañ ku ñëw. mais ba ma demee. ñoo fi bàyyi woon. jooy nañ. ñoom alhamdulilah li ma la wax dëgg loolu dëgg. tey ñëw nañu ak beneen façon organisation avec le pay-per-view et tout ça. Ça a changé. On ne perd plus. De toute façon ñu ngi ciy génn. exact moins grave ñu ngi ciy génn avec le pay-per-view et tout ça. bu njëkk man combien de 92 à 2013. toutes les télévisions m'ont exploité dañ doon jàllale sama yëf en direct gratuitement. te duñu fay di ko jaarale ci YouTube bi def bi ci école. te duñ la fay dara. duñ ma fay. te ñoom ñu ngi siy am dara. ñoom ah oui bien sûr. loolu moom du dëgg du yoon. dafa am dara soo amuloon dara doo ko fi téye. déedéet waay teer man nag sama di amul dara de. man Facebook laa nekk te Facebook du fay. xanaa gars yi nekk si YouTube bi di yàq deru réew mi moom ñu ngi fayeeku moom. yaa ma gën a xam donc Père Gaston dugg nañ si làmb ji wax na làmb ji jafe-jafe yu muy am mais nag gis na ne nag président Macky Sall defal na leen arène nationale tarkala lu ngeen yàggoon a jooy. waaw mais raison de plus. président Macky Sall tey du arène nationale. làmb dana war a fonk président Macky Sall parce que ci ñun la jëkk a ubbee. defal arène nationale gis nga tey def na stade def na arena def na lu ne mi ngi liggéey. pour sport mais suñuy wax ñuy wax lépp loolu kenn du ko dundee kenn du ko lekk. mais suñ ko dul lekk mais day créer lu ñuy lekk. mais duñ ko lekk rek. ñu ngi defari terre ñu ngi defari tay yi ñu ngi defar lii ñuy wax yooyu kenn du ko lekk lan la ñuy lekk. loolu moo tax ñuy lekk. exact. loolu moo tax ñuy lekk loolu moo mën a indi émergence moo mën a indi ay activités. gis nañu tey au niveau mondial ay FIFA li muy drainer ci xaalis li coupe du monde li muy drainer. mais tey ñun mënul nekk champion d'Afrique te stade boobu daf noo jig avant ñu koy inauguré jël nañu champion d'Afrique. donc il faut pas que vraiment ñu soxal bu ñu soxal. nit ñi mi ngi liggéey nan reconnaître au moins li muy liggéey. macha allah voilà. macha allah donc foofu tamit bu ñu waxee làmb sport la teg nañ fa ministre des sports seen diggante mu ngi rafet wala mu ngi liggéey wala liggéeyul. mi ngi rafet bu baax Macky Sall moom gouvernement. ñu ngi koy waajal. ñu ngi waajal gouvernement ñooy def yëpp. mais su mënul la yokkal suñu ministre des sports beneen. nu mu tuddati beneen point beneen bu yokkal ko ci beneen ministère. nañ ko fi bàyyi. ah ouais parce que actuellement liggéeykat la Matar Ba. liggéeykat la macha allah ñëpp. ñu ngi ànd ak ñu ngi jëm coupe du monde ñu ngi jëm ci leneen. macha allah le seul. jég na sport bi daal. jig na sport bi et puis fonk na nit ñi. il n'est pas arrogant foo ko wooyee gis nga jaaykatu caaf bi. macha allah su ko woowoon mu wuyu ko wala mu rappelé ko. macha allah moom jig na nit ñi li ko fi Macky Sall tegoon su fekkee ni fonk Macky Sall liggéeyal Macky Sall moo tax ñuy téye ministre moom mënoon ko téye. moom Matar Ba. d'ailleurs doo dégg mukk kenn xanaa nit ñëw na dem ci Macky Sall dafa ko place Matar Ba laa bëgg wala nit dafa tagal nit ñëmewu ko parce que it Macky Sall aussi nit njaay la. am na loo xam ni c'est un des rares ministères boo xam ni c'est zéro faute. ou bien si am faute it une faute la wala une faute et demie. macha allah donc dégg ngeen kooku mooy ministre Matar Ba borom Fatick di jàmbaaru président Macky Sall dégg ngeen Père Gaston moom si ku mu témoigner lu rafet rek kooku liggéeykat la parce que bu Matar Ba nekkuloon liggéeykat tamit du toog fi ne liggéeykat la. lu ne mën naa am. parce que ku mel ni Boun Abdallah Dionne. le meilleur ministre premier ministre. de tous les temps d'ailleurs. Je ne veux pas dire du temps de Macky Sall. fexe nañ ko fexe ba kii bon peut-être que aussi lu ay fexe. il était un peu maladif et tout ça. bon Macky Sall ak moom nag dañoo am ay seeni relation yoo xam ni. extraordinaire. xëy na le kenn xamul lu tax mu jëlee ko fi. nit ñaa ngi wax ni yàqkat yi et tout ça mais mi ngi ni cocc léegi wér na complètement ci it nit ñi bëgg nañ ko. liggéeykat la déggoo naa ñëpp. couche yëpp déggoo naa politiciens yi déggoo naa ñëpp déggoo naa opposition comme pouvoir déggoo naa marabout yi déggoo naa ñëpp te it bàyyi faalu président Macky Sall. macha allah mel noonu dégg nga moom lañ fi jëlee nit su ëllëg suñu Matar Ba jóge woon it dañuy muñ rek. lu yàlla xam doy donc dugg nga foofu sax xam naa ne dama la fay laajaat tuuti rek ci côté politique tey ñu ngi naan Sénégal war na am premier ministre tey boo doon wax président Macky Sall kan nga koy wax defal kii premier ministre Père Gaston. non su ma ko waxee day wax ne ëllëg da koy def ñu ni dama ko influencé. donc influencé. influencé Gaston la. mais daal président Macky Sall xam na ku ko bëgg. xam na ku koy liggéeyal moom xam na ku mel koo xam ni tey kii mën naa tëdd nelaw. xam ni du am dara la ko ci naqari. ok mais nag soo tuddee tur léegi ñu ni voilà moom Gaston ko dicté loolu wala Gaston man tuuti naa ci digg ak lu ma ko mag sama kilifa la
tuuti naa ci dicté ko dara. exact léegi Père Gaston xam naa ni fu ñuy jeexale politique tey damay dégg ñu naan am na ñoo xam ne sax ñu ngi si nguuru président Macky Sall dañuy teg bët chaise président Macky Sall dégg naa it ñu ne am na ñu nekk si mouvance présidentielle dañuy financer opposition bi loo xam si loolu. loolu lépp mën naa nekk. xam nga c'est normal nit bëgg place su Macky Sall soo manqué de loyauté am nga ci droit. c'est légitime mais nag par raison de loyauté ak honnêteté man su ma bëggoon tey dara ci Macky Sall su ma ko mën la am loyalement du ma dem di ko jaar ci suuf di ko ray tànkam pour am ko. voilà nit ki dafa war a loyal am nga nag c'est légitime ku mu neex da nga bëgg mais ki ñuy bëgg vraiment dañuy bëgg rek pour bëgg ak yàq. nan gëm yàlla xam ni kii war a jël place Macky Sall yàlla rek ko xam keneen xam Macky Sall nit ñi gërëm nañ ko xalif général des Tidianes xalif général des Mourides ñi xalifa yëpp gërëm nañ ko liggéeyal na leen gëm def na leen bàyyi gëm na leen ñooñu ñaanal nañ ko léegi nag ku bëgg ku ambitieux ba mu parce que dama am ñoo xam ne ay ambition démesurée la noonu président Macky Sall leen fabriqué de toutes pièces ñu war a taxaw tey ndiroo bëgg place am ci xamul dara sax ci luy présidence parce que président Macky Sall fabriqué na leen rek ñu defee ne tey dana war a bëgg yoon waa ko man bëgg. macha allah ba xam ne loo ciy fekk loo ci góobee na gar. macha allah donc Père Gaston xam naa ne temps bi bëriwul wax dëgg fa yàlla te live bi def na plus de 45 minutes ba léegi ñu ngi si 600 et plus de personnes ñu ngi si baar bi di seetaan macha allah donc Père Gaston ñu ñëwaat si làmb ci jamono ji yaakaar naa ni làmb tëj na. saison bi buy ubbi tëgg nga combat bu rëy kan ak kan la Père Gaston. combat yu rëy yu bëri. yu rëy yu bëri. kan moo nar a ubbi saison bi mois de janvier le premier foog na bu ma juumul. xam nga nag man. daanaka tëggatuma sama doom Makan. ñoo nekk si bagage yi. ñoom Abdoulaye Ndiaye ak waa Gaston production yi. ñoom ñoo ci nekk léegi ci góorgóorlu maa nekk rek ci ginnaaw di superviser. macha allah du ma saxee sama doom. du ma saxee ay nitam. ndeysaan ndax soo leen bàyyee gars yi rek. y a beaucoup de loup. dëgg la. dañuy jaar ci seen kaw. su rey leen léegi. te man nag ku leen laal. laal la ma ca man ku leen laal bu la ci fekkee nag loo ci góobee dara. Père. su ma cee laal wala nga may jéem a laal loo ci góobee nag. Père borom kaan bi. Père ana kaan bi. non léegi kaan bi ëpp na léegi li ma yore c'est du invisible. moo gën a garaaw kaan. Afrique lañ nekk Sénégal lañ nekk. xam naa ni combat bi ngay wax. mooy xëy na balaa boobu novembre sax ñu ngi parce que le 2 octobre. d'accord lañu waroon a tëgg combat mais dafa xat. dafa xat trop. octobre bii. xam nga mbër yi comme ni ma wax lamb ji dafa nekk lu malsain ñun ci bëggoon a taxawal bon nee na nu affaire dafa xat. seen i pare ak seen i kii yooyu ñaan nanu ñu reporter et tout ça. mais je pense que au mois de novembre. danañu tëgg un combat. daal bi ci ëpp solo ci nit ñi yàkkamti ko. mooy Balla Gaye 2. Boy Niang drapeau Thione Seck. Père loolu laa la bëggoon ñëw laaj lan moo tax nga taamu ndem si yàlla Thione Seck yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana nga tuddee ko drapeau bu mag bi di Balla Gaye ak Boy Niang combat bu ñëpp di xaar. d'abord Thione sama nit la il a fait beaucoup de bien dans ce pays. di nit ku baax ku def lu nekk ci lamb bëggoon lamb aussi tey mu nekk fii pour lamb pour rendre ko hommage moo tax ñu def ko delloo njukkal dox naam moom jaaga. mais surtout pour encourager Wally Seck doomam jël part tànk doomam tànk papaam ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp. vraiment yàlla jëmal leen ci xare d'abord Thione àjjana. amiin ñu leen yàlla may leen fan wu gudd. amiin te ñu xam ne ñun dañ ko def defuñu ko pour dara. seen wuñ ci dara. dañ ko def pour rendre hommage à Thione Seck. macha allah donc gars yi dégg ngeen ko lamb ju mag jee ngi noonu muy drapeau Thione Ballago Seck ndem si yàlla si. kon Sa Thiès Reug Reug loolu yaa ko tëgg. kon année prochaine incha allah rabbi yi lamb ji nar na saa ji Père. am na Forza Franc. am na Marley Sox. am na Eumeu Sène Balla Gaye 2. ah Père yow kon yow mbëri yëpp yaa leen engagé Père kon loo bàyyil gars yi ah non mais boo jëlee Balla jël ñoom Boy Niang jël ñoom Sok jël ñoom koo fi bàyyil gars yi ñoom Eumeu Sène yow bàyyi woo dara xanaa ñoom yaawul jaal nga fi bàyyi nag Père. ñoom Mabaldé ngi fi ñoom ñëpp a ngi fi ñoom Gris Bordeaux ñoom Bombardier Tapha Tine yeneen mbër yaa ngi fi Lac de Guiers 2 mi ngi fii xëy na moom combat ci fan yi yàlla ko yàlla def. amiin Père nag balaa may
tëj lamb ji Dalifort laa dëkk te Dalifort nag dama fa am mbër bu tudd Kaaw Gourdin père wutalal ma kooku combat waaw Kaaw Gourdin sama booy la barki démb ba muy bëre ji ñëw na sama kër ma yëkkati dara ne ko am jàppal si lii déeta waaye sànq romb naa ko it mu toog ak booy Dalifort yëpp Kaliphone maa ngi sa ginnaaw kon comme mu ngi sama ginnaaw nag père wutalal Kaaw Gourdin combat waaw kooku sunu booy la te yow xam nga Maris ak Dalifort waaw kon boo demee bay wutal combat gaa yëpp ci Sénégal yëpp benn la sax mais Kaaw Gourdin bu ko fàtte père incha allah waaw donc Kaaw Gourdin père Gaston ngi nii dina def le tout pour tëggal combat ndax champion nga te saa yoo ñëwee si lamb yi da ngay andi waa Dalifort yëpp donc père rek xam naa ne ñu daal di tëj waxtaan bi lan nga bëggoon tàggatoo Sénégalais père. que yàlla raxas xol yi. amiin. su fekkee ni wax naa fii lu ëpp nan ma baal. leneen lu ma wax nag ci lu baax dama ciy sant yàlla mais man li ma wax dama defe ne rek dëgg la te it bugguma nekk un tricheur. bugguma nekk un magouilleur bugguma nekk nit koo xam ni. day wax rek pour wax. dama bëgg lu ma gëm dama ko bëgg a wax. nit ñi nag xam naa ne sax bala ngay jóg dana ma TikTok yooyu yëpp. danañ TikTok c'est normal c'est normal. lu ma wax lépp dama ko gëm. dëgg rek lu ñu ci war a TikTok lu ñu ko TikTok lu ñu ci war a wax lu ñu ko wax. de façon man lépp lu ma wax rek assumé naa ko. macha allah macha allah moo tax dama ko gëm. macha allah dama yaakaar ni luy defar réew mi la lu nu mën a boole ñun ñëpp la lu mën a siggil suñu njaboot ëllëg la. suñu doom yi suñu sët yi. c'est pas pour le Gaston Mbengue. léeg-léeg ñu ne Gaston Macky Sall da ko jox xaalis Gaston yi Macky Sall jox ko dara. léeg-léeg ñu ne Gaston da laa war a jox sax père parce que yaa ngi dooleel ndaw ñi ci biir Sénégal te président Macky Sall nag dafay wut ñuy liggéey comme yow war na la mën a jox nag parce que yaa ngi investir. yooyu yëpp maa ngi investir mais xam nga du ñu xam dara mais léeg-léeg ñu amee sax Macky Sall ak di ko teg Macky Sall ko jox lii Macky Sall ko jox laa Macky Sall lii Macky Sall la Macky Sall sama président la sama rakk la. Macky Sall 2008 la woon tey ña ma fa jiitu dañ leen di compter ak juróomi baaraam. mu nekk doon pour nekk adhérent APR mësuma adhéré APR mësuma adhéré mu fenn. mais dama ko gis mu nekk nit ku baax. macha allah ma bañ injustice ma dem nekk ak moom di ko. gunge si liggéey bi gunge ci liggéey bi. macha allah am na solo te itam ñëw na bëgg na làmb bëgg na sport. du ma ci man dama koy def. te dama gëm liggéeyam dama gëm ay. mission bi li mu ciy liggéey dama ko gëm. su ma ko gëmul woon damay toog fële jàpp sama njàpp. macha allah voilà am na solo ma koy gën a gërëm. keroog bi ma mujjee toog ak moom l'avant veille des élections. dana toog di waxtaan ak ko président Petit Mbaye. ndeysaan Aline Petit Mbaye. président. dem na. ndeysaan ci loo xam ne jaru ko. ñi fi nekk ñëpp yi liggéey amel nañu banque yi ay milliards. ndeysaan ci dawul ñu toog fii mais ngor moo tax mu génn dem. dafa ni mën nañ ko jëy indil problème. jafe-jafe ça fait 14 ans. ndeysaan métti na. dafa bari. président. mu dimbali ko mu ñëwaat lamb ji ma koy ñaan dama koy ñaan ci tout waa lamb ji tout amateur tout sénégalais. pour mu ñibbisi. moom président n'a même pas hésité dafa ne ma na ñëw ngoon. ndeysaan xam nga man du ma waxal président loolu. wallaahi. na ñëw ngoon na ñëw. wax ko mu ñëw. ndeysaan aussitôt ma téléphoné sama Petit Mbaye foofu. ndeysaan wax ko mu ngi préparé dina ñëw. macha allah loolu moom xol bu loolu lu rafet la. Petit def na lu nekk ci Sénégal. macha allah macha allah fan ñu toog ak waa niti làmb. ndeysaan une heure de temps après ñu romb foofu moo woo leen président ñu toog ak président mu ne leen président Macky Sall ak nii de léegi nee na Petit Mbaye ñibbi. macha allah biir salle bi ñu toogoon ñëpp bëgg dañ ko doon tàcc. ndeysaan dañ ko namm. voilà ndeysaan donc yàqkat yeeg waxkat yeeg yooyu yëpp xanaa nag nit lu mu yàq ak loo wax ak loo fàttali mën na nag a bàyyi xel ci Petit Mbaye ak yu bien yi mu fi daan def. ndeysaan yaa gën a liggéey moom it pour Sénégal. macha allah kon dégg ngeen information boobu fii la ko père Gaston wax muy sunu grand frère sunu lépp doon liggéey pour un Sénégal meilleur di Petit Mbaye. jamono am lu ko daloon ba mu dem bitim réew donc yaakaar naa ni président Macky Sall nee na ko Petit Mbaye mën nga ñibbi sa biir réew te macha allah lépp luñ si nar a def dinañ ko def kon loolu macha allah mën nañ ne mbégte la ci Petit Mbaye mbégte la tamit si njabootam bi nekk Sénégal meilleur ak président Macky Sall donc père Gaston rek yow xam naa ni tàggu naa la le temps may tourner caméra bi ak waaw jërëjëf donc gars yi waaw maa ngi nii waaw kon du ngi nii ak père Gaston voilà kii sunu père la yàlla dogal na ba may dawal taxi
laa doon yóbbu ay doomam yu ndaw. ay 2005 2006 2007 doomam yooyu tey màgg nañ ba am seen i borom kër. dem bitim réew ba tarkalla. pour vous dire Kaliphone liggéey rek la gëm. liggéey rek la jàmm si Sénégal jàmm si liggéeykat yépp. maa ngi lay encouragé bul déglu aussi. waxkatu lu bon. nit nga. sénégalais nga. lépp luy defar Sénégal soo ci mënee wax. wax ko incha allah bu nu wax ni Kaliphone doon def lii. Kaliphone daan def laa. nit ku ne man mi daan naa def leneen. dëgg la. ku ne daan na def leneen. ku ne meloon na fi neneen. mais grandeur weesuwul dem ba reconnaître li baax sa réew. nga topp yoon woo. macha allah jërëjëf Père Gaston kontaan naa si moom tarkalla donc gars yi Kaliphone Sall la woon fii si Père Gaston Mbengue nii laa koy defee incha allahu rabbi yenn kilifa yi nga xam ne ñu bëri ñu ngi may woo war a def ak man live de temps en temps rek dinaa am ku mu leen andil balaa yàlla di dogal nag ma daal di dellu réew ma comme gis ngeen wax ji bëri na si internet bi Kaliphone dootul dellu Kaliphone dootul dellu yàlla dina dogal incha allahu rabbi bientôt ma dellu pour quelque temps rek pour tëj gémmiñu noonu yi après ma daal di ñëwaat continuer liggéey bi parce que man président Macky Sall moo ma soxla ma toog biir Sénégal liggéeyal ko parce que mënoon di nekk bitim réew naan da ngay liggéeyal président Macky Sall mais comme noonu yi ñu ngi ubbi seen gémmiñ di naan Kaliphone Sall dee na président Macky Sall andi na ko biir Sénégal piégé ko patati pata lu noonu ñi bëggoon nag du ma dal bu neexee suñu borom man xam naa président Macky Sall xam na la première dame xam na ay ministre président Macky Sall ay député am ak ay directeur am xam nañu booy bi doomu président Macky Sall la parce que yéen ñëpp yéen a ko déggandoo président Macky Sall ne kii sama doom la bu ma doon tooñ mais baal naa ko munul ne baal na ba pare di jàpp mer kooku du président Macky Sall kon bu ngeen xamul rek xamu leen te incha allahu rabbi li leen di surprendre mu ngi ñëw bu neexee suñu borom c'est juste rek dem ne Paris fii mooy Champs-Élysées ngeen gis même bu dee benn une semaine incha allahu rabbi nag bu ma deewul ma ñëwaat continuer liggéey pour un Sénégal meilleur liggéeyal son excellence ba 2024 bu neexee sunu borom ñu daal di koy falaat mu jiitewaat réew mi ba 2029 instant bi dem bitim réew amaluma sax intérêt parce que sama njaboot a ngi fi sama lépp a ngi fi mais pour yéen ñii di yàq der yéen ñii di naan président Macky Sall ku bon la piégé na Kaliphone dinaa leen won ne que président Macky Sall du ko bon te du kuy piégé doomam di Kaliphone Sall xëy na nag du lépp la nu mën a wax xëy na du lépp la nu mën a wone mais lees waxul bu neexee sunu borom démb si guddi rek def naa sama réservation de billet suba incha allah ma xëy dem fay ko bu neexee sunu borom dans une semaine bu bëri ba bëri di ngeen gis Kaliphone Sall ne leen mbedd Paris yaa ngi nii bu ma fa toogee benn une semaine bu neexee sunu borom ma ñëwaat ci réew mi nag daal di liggéey pour un Sénégal meilleur avec président Macky Sall ku siisu sa problème la aw ma temps nag di tontu ay danduy ay caméléon lii yëpp. pour Kaliphone jéem a génn naan day attaqué nguuru Macky Sall du ngeen ko mës a am yéen waa PASTEF bonheur bi si président Macky Sall la aljana bi si président Macky Sall la saytaane duggoon na ma doon yëkkati nag su dul noonu mais loolu génn na fi président Macky Sall la première dame dañ maa def seeni doom te loolu dinaa leen ko confirmer dans une semaine incha allah rabbi bu la ci dara génnee Karim neexee yàlla ñooñu suñu la defee sa papa sa yaay santal yàlla xale yu ndaw yi fi nekk yëpp suñu sañoon am yaay yu mel noonu. ndeysaan wala papa yu mel noonu. te it nit ñi nan bàyyi. nan bàyyi di fay ay nit. pour ñuy wax. ndeysaan gis naa bërki démb un ancien ministre conseiller. bu Ablaye Wade dëkkul Louga dëkkaanul Louga di wax ci Louga. waaw xamu fa dara. nga xam ni c'est des genres prostitués yoo xam ni soo leen joxee léegi 200 000 ñu waxal la. dañuy wër rek. ndeysaan di wax. moom xam ne boppam su ma déggee na xam. te it ñëpp xam nañ ko. su fekkoon ni nit la ku am valeur Ablaye Macky Sall du ko bàyyi muy traîner. dëgg la formé na fi association. doxul def na fi lu ne. doxul jéem naa xëj jéem naa nax nit ñi ci xel. mais suy wax na wax dëkkam. ca région Thiès la ko muy Diourbel. ca bàyyi Louga. Louga sa waru faa nekk. di wax ni ay dégg nga maam diw ak diw ak diw. dégg nga danoo contre. Moustapha Diop sama doom la. sunu doom la contrôle ko. mais ku def la warul def dana la koy wax. exact pare sunu doom la. su defee lu mu war a def sunu sañoon lu baax rek lay def. exact mais nag jox nit xaalis un ancien ministre conseiller nga xam ni kooku Ablaye Wade moom ñëpp la defoon ministre conseiller. Sénégal yëpp ministre conseiller la ñu woon. nga ciy profito dem di citer ay tur. di wax ne ay ancien ministre ancien nangam. dégg nga bëgg a juger ci biir Louga mën nañoo juger seen bopp. Louga ay homme ay digne fils ñoo fa nekk. macha allah du ay prostituée politique. ñooy ñëw di defal la leçon. ndeysaan voilà. macha allah koo koy Père Gaston lu mu bëgg wax ko donc arrêté
rawatina nag ngeen naan da ngeen di dem Louga ca fiefu Père Gaston Mbengue nit booy dugg si dëkk jàmbur na fekk mu neex borom dëkk ba ku xam Louga nag xam Père Gaston dañ ko fa gëm tarkalla lu mu nekk Dakar nag basam Louga la te waa Louga xam nañ kuy Gaston Mbengue lu mu liggéeyal foofu ndaw ñi lu mu liggéeyal foofu yenn néew di doole yi du def ba pare nag toog ci internet bi di wax lii laa def mais wàcca Louga ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm teewul it même Louga sax da ngay am na ñu yàq deru Gaston c'est normal ndegam nit ñi yàq deru xalif généraux yi waaw di yàq deru nit ñu baax mais ku yàq sama der man la ma war a def man fu ma neex lay dox fu ma neex lay jaar muy Ndakaaru muy Louga fu ma neex lay jaar mais nan bàyyi nit ñi suñu gañee Louga mais nan jéem a wut nun koo defarawaate pour gagner mais bu un étranger jóge fële di jéem a ñu jox la xaalis rek ngay jéem faj Macky Sall kenn mënu ko tromper kenn mënu ko nax voilà mu gis la kenn mënu ko nax Macky Sall xam ne lépp borom xel la de waaw kenn mënu ko nax ku defee ne man nga ko nax wallaahi jaajëf Père Gaston donc gars yi maa ngi leen di jox dig daje incha allahu rabbi ci beneen live ak beneen kilifa bu neexee suñu borom fii lay doon ci Kali TV du doon fenn fii la amatuma jot nag di tontu benn bojo parce que kilifa yi dañ nekk di seetaan live bi ku mën wax ci Kaliphone waxal j'ai pas le temps de répondre on ne peut pas plaire à tout le monde les jaloux vous allez dee et la jalousie c'est pour les faibles Kaliphone Sall dafa am ñaanu waajur te bu neexee sunu borom lépp di ngeen ko gis jaa ngeen jëf yéen ñi di ma bëggee di ma woo di ma soutenir di ma kontaane vous êtes des milliers borom xolu wala kaane yi nag dem leen jàng saaru muñ incha allahu rabbi avec président Macky Sall Kaliphone Sall du nam mu dara jaa ngeen jëf ba beneen